أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan mbokk yi nga xam ne yéen a nekk fii si suñu réew mu Sénégal ak ñi ko wër seen benn mbokk seen benn xarit bu ñuy wax Abou Usama incha allah moo fas yéene am benn waxtaan bu mu def ak yéen ndax dañu gis ni ci Sénégal jamono yi ñuy waxee bari na ay dérives yoo xam ne ni ñoo ngi koy gis dérives yi du sax ci langue politique gi kese dérives yi gis nañu ay dérives si ñuy wax naan ay religieux lañu moo tax bu ñu gisee tey jii yenn politique yi ñi wala boog ñi ñuy tuddee ay politique di def yenn façon dérives yi te gisuñu kenn ci autorités yi fi nekk wala boog lu ëpp ci autorités yi fi nekk jóg ci def ci li nga xam ne moom mooy sorti te mu jaadu woon tey jii su dee ni vraiment ñun li ñuy wax réew la boo xam ne ni 95% ñi fi nekk dañ ne ay jullit lañu waroon nañu mën a woo waa ji nga xam ne moom moo wax ju rëy ji mu wax nga xam ne du première fois mu def genre mbir yi demee nii ñu daal di koy teg publiquement woo ay borom xam-xam teg ko ci télévision nationale nit ñi daal di koy defal li ñuy tuddee iqaamatul xujja maanaam jotaay boo xamee ni dañ koy leeral laaj ko moom li mu wax fu mu ko teg su fekkee ni moom li mu wax mënu koo teg fenn te amul fu mu ko teg ñu daal di koy fàttali li nga xam ne moom la islaam wax su dee nag loolu moom mënuñu koo def man damay daal di tiit loolu ci réew mi ndax waa ji bu ngeen fàttalikoo ci jamono yi nga xam ne nii amoon na problème ak beneen nguur gi fi nekkoon dafa jëloon ay aayaat ci alquranul karim di ko jéem a interpréter ngir di xuloo te alquran loolu taxul mu wàcc di xuloo jël lu demee na aay yi nekk si nuun wala xalami nga xam ne ni ci ki mu wàccoon aaya yooyu ci benn waay bu kàccoore bu saay-saayoon bu doon xas yonent bi Yàlla alayhi salaatu wasalaam muy Walid ibnu Mughayra mu daal di jël aaya yooyu di ko ni moom lay tontoo beneen waay bu ñuy wax Ousmane Ngom am dëkk Ndar ñun xam nañ ko déjà li dangereux woon ci mbir mi sax mooy jël ay ayatul quran yoo xam ne fi li tax mu wàcc ngay détourner sens bi yamul foofu waaye jël ayat yooyu la ci yàlla wax nga xam ne ni dem na ba wax borom subhanahu wa taala wax ci waajooju ni sax du doom yoon yow nga jël jullit boo xam ne ni déjà kii jullit la ngay jël aaya bu wàcc ci yéeféer di ko jëm askanal maanaam donc nga takfiir ko yamul foofu dindiwoo ci ay lenn day mel na bon moom du doomu yoon te ñun xam nañu nit kookee yooyu di ay dérive ay gravité yoo xam ne jàll na fi yoo xam ne ni gis ñu kenn wax ci te tey li mu wax tey ji wax ko ci alquranul karim wax ko ci màkka wax ko suñuy xibla wax ko ci Baay Ibrahima alayhi salaatu wasalaam wax ko ci njabootam wax ko ci yéen sallallahu alayhi wa sallam benn bédouin comme ni mu koy waxee maanaam bu ko waxoon kenn ci cëslaay yi nekk ci miim réew ñu gis ni loolu dafay jur problème bu rëy léegi nag may laajte man ndax du lii moo gën am importance yenn procès yi ñu fiy tenir ci réew mi ndax terrorisme bi gën a mag mooy terrorisme moral terrorisme confessionnel bi nga xamee ni yenn nit ñi ñu ngi koy def tey jii maanaam la plus grande des sagesses mooy nga wax ci li nga war a wax li nga xamul nga noppi ci wala boog nga laajte su fekkee ne bëgg nga xam-xam et la plus grande des sagesses aussi consiste à ce que se taire quand il faut waaye itam parler quand il faut loolu lañ koy conseiller moom ndax ñu mel na moom bari na ci ay nit ñoo xam ne ni
ay pseudo intellectuel laa leen di tuddee ñoo ngi ci réew mi defe nañ ñoom il se croit tout permis waaw sénégalais dafa am benn mbir bu muy def di wax naan selon moi lii mooy sama vision islam amul selon moi islam tant que texte yu leer ñoo ngi fi leer ci alquran leer ci sunna selon moi amu ci wàll léegi nag yii yi muy indi ci réew muy day yokk ay frustration ci ay nit ñoo xam ne ñoo ngi fi bëgg yàlla bëgg yonentam bëgg seen diine nekk entre guillemets aussi bien ay intellectuel que genre nit ñi ñun dañu nekk ci réew mi gëmuñu seen système politique gëmuñu seen système social ñoom bi ñuy jàpp nga xam ne ay doctrine machiavélique la ay doctrine robespierrien la ay doctrine yoo xam ne bokkuloo ñum dara ñun dañu am ay valeur basé si benn foi benn croyance ferme ci yàlla subhanahu wa taala gëm ay malaayikaam gëm téere yi mu wàccee gëm yonente mi alayhimu salaatu wasalaam et nag ñooñi di suñu lépp gënal ñu suñuy ndey gënal suñu bàyyi yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam ndax yàlla moo sant loolu bon nag nous ne permettrons jamais à ce que de pareilles personnes là nekk dans ce pays ils s'attaquent à tout vent à nos croyances te tey jii li ñu wax buñ ko waxoon ci beneen diine au nom d'une certaine liberté au nom d'une certaine idéologie les gens vont s'offusquer jóg ni woy diw wax na nangam diw wax na tey jii man mii wala ku mel na man buñ ko gisoon mu nekk un barbu nekk un gars boo xam ne dañ koy wax sunnite la wala salafi wala lu mënti doon mu génn def benn sortie bu mel nii defe naa ni les gens vont dire woy day attaquer ñii day attaquer ñaa alors que tey jii li ñu war a def mooy mbir yii li muy jur ci réew ci musiba moo gën a màgg foofu ay bomb yuy tàkk wala yooyu waaw nit a ngi jëf dara du ko jàppee dara wala ñu kii ka tey jii mais yàggul tuuti on a vu un ministre de la république de ce pays nga xam ne ñun ñëpp ñooy fay suñuy impôt pour mu taxaw ñoo koy fay mu dem 3e lieu saint de l'islam muy masjidul aqsa il n'a même pas daigné faire 2 rakats ci jàkka ji nga xam ne ni gannaaw Makka ak Médine mooy 3e lieu saint bi gën a sell pour faire plaisir aux juifs te il l'a fait au nom de la république du Sénégal bi nga xam ne ñun ci la ñu bokk yamul foofu mu sol melokaanu mbaxane juif yooyu dem ci mur de lamentation bi di julli foofu tey ji boo waxoon génn wax ñu ni waaw moom takfiir yi la wala nangam la bon nag il est temps que ça s'arrête il est temps que ça s'arrête ce terrorisme moral là bi nga xam ne tey ji yenn politiciens yi ñoo ngi koy bëgg def nag dem ba nga xam ne ñoo ngi laal suñuy foi ñoo ngi laal suñuy croyance mais wax dëgg fa yàlla nag mais il faut que ça cesse quoi lii daal la ñu amoon message bu ñuy jàllale incha allah ci mbir bi en attendant ñu ñëw ci yeneen sorti